tey dañu ñëw maanaam won leen le cabinet médical de ce grand docteur muy El Hadj Thierno Mouleye Sow kan mooy Thierno Mouleye Sow fan la nekk cabinet bi emplacement bi mu nekk tey moom lañ leen bëgg a woon tey alors defe naa ne kii moom sëñ bi na nga def ñu ngi lay ziar waaw tur bi. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu waa TMS. di nuyu Thierno Mouleye di nuyu équipe bi yëpp. di nuyu la sécurité ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale si liggéey bi Abdou Aziz di la nuyu di la ziar di la masawu coono macha allah di la dalal jàmm bisimilah. waaw tey defe naa ne ñu ngi fii tey ci cabinet médical Thierno Mouleye Sow ñu koy wax clinique Thierno Mouleye Sow d'ailleurs ñi nga xam ne nii ñu ngi ñuy seetaan te bugg a xam clinique bi cabinet bi ku fay dem tey maanaam nan nga leen koy expliquer tegtalee. Abdou Aziz di kontaan bu baax maanaam sa émission bi ngay def macha allah parce que boo xoolee fii mooy Cambérène 1 waaye boo fi ñëw da ngay wax Cambérène 1 teene jamono macha allah bu la neexee nag fekkee clando ngay jël mun nga dem ba kaas ba boo demee ba kaas ba nga laajte marché kaas bi boo laajtee marché kaas bi nga jël clando yi jëm Njagambay boo jëlee clando yi jëm Njagambay ñu may la deuxième boulangerie boo ñëwee ba deuxième boulangerie foo laaj kër Thierno Mouleye Sow ñu wan la ko boo xoolee nag yoon bi Abdou Aziz fii moo jëm foire bi tout droit si corniche bi waaw boo xoolee Cambérène 2 tamit mu ngi nii macha allah boo ñëwee tout droit nii tamit da ngay wàcc ci terrain bi rek ñëw kër gi même boo ñëwee terrain jamono Cambérène 1 foo laajte kër Thierno Mouleye ñu wan la ko macha allah defe naa adresse bi yomb na macha allah ñun ñaa ngi fi ñëw partout dans le monde ñun ñaa ngi jógee fu nekk di fi ñëw macha allah parce que nag dafa am li fi yàlla def macha allah Abdou Aziz. dëgg la waaw loolu dinañ ci ñëw mais dafa mel ni sax fii moom rek moo am bâche te bâche bi xam naa ne moom tegtal la. waaw xam kaay la Abdou Aziz boo ñëwee ba si rond point bi terrain jamono bi boo passé terrain bi rek rond point bi boo passé rond point bi rek mécanicien yaa ngi rond point baa ngi bâche baa ngi nii yow mën naa xam boo ñëwee da ngay gis misaalu Thierno Mouleye moo nekk ne photo bi kest baa nekk nii macha allah. waaw bu ko kon nag ñu ànd ak Diop fas yéene visiter maanaam cabinet bi waaw d'ailleurs may fàttali ne yow yaa adjoint chef sécurité macha allah waaw acca waaw kii nag mooy Amath waaw defe naa moom tamit sécurité la bokk moom moo monté tey macha allah nekk tamit jàmbaar sama si kër gi macha allah waaw nekk jàmbaar Thierno Mouleye tey moom monté boo xoolee kes baa ngi fii du manqué sécurité ku wàcc keneen day ñëw parce que boo xoolee ñëpp ñoo fi ñëw Abdou Aziz macha allah moo tax sécurité bi chaque jour dañuy veiller si kaw ak si suuf boo xoolee tey liggéeyuñu waaye tey chaque jour am na kuy monté macha allah waaw. d'accord sëñ bi noo gisee liggéey bi. waaw liggéey bi macha allah. waaw ñu ngi ziar ñëpp di gërëm waa TMS yëpp. di gërëm sëriñ bi bu baax a baax. waaw liggéey bi moom macha allah mu ngi teg see conditions yu baax. très bien waaw fii moom saa yu wàccee rek am na keneen ku lay relever. waaw gars yi moom ñu ngi veillé sécurité bu baax. waaw Diop tamit xam nga ñu ngi koy rafetlu loolu liggéeyam xam nga mu si jàpp bu baax à chaque fois mu ngi xool affaire nu muy gëmee jëm kanam. mu ñu siy conseil ñu siy waxtaan quoi. merci jërëjëf. waaw oto bi waaw dafa mel ni oto bi waaw. waaw oto bi moom macha allah waaw oto bi nag kii de 4x4 la. waaw Abdou Aziz boo xoolee oto bi macha allah sëriñ bi bu ko neexoon lu muy liggéey mu yem si boppam macha allah. dëgg la waaye dafa jël 8 millions 500 jëndal ko oto bi. oto bi jour bi muy ñëw macha allah boo xoolee si la jëndaale yaay ji benn oto. waaw muy oto bu taaru oto bu rafet. gis nga lii pour personnel bi rek. pour ñi nga xam ne dañuy liggéey bu ñu amee émission ñu dem bu ñu leen war a déposer ñu déposer leen. moo tax mu jël 8 millions 500 def ko si oto bi pour jox ko waa TMS personnel bi macha allah. maanaam ñaari woto daal la jënd benn bi waajuram bu jigéen. benn bu jëndal ko pour TMS télévision bi. waaw Abdou Aziz jour boobu yi ñu jënd oto bi jour boobu la jëndaale waajur bu jigéen Mariam suñu yaay Mariama Camara macha allah ñu ngi koy nuyu au passage. di nuyu madame Sow di nuyu presse Mouleye di profité di leen nuyu bu baax macha allah waaw. kon nag ñu ànd nga woon ñu ci biir. mbokk yéen a ngi ñuy seetaan sur la TMS TV tey nag dañ leen fas yéene defal benn reportage waaw dégg ngeen Diop adjoint chef waaw mais Diop lii lan la moom lii day yëkk lay nuru ma ne ko lii day yëkk lay nuru waaw man nag xam nga man waaw Diop fii nee nañ daal léeg-léeg dañuy gis ay nag ay xar béy maanaam jur daal mu fiy nekk loolu sëriñ bi lan la ci jublu. Abdou Aziz boo xoolee lii fii la dëkk. dëgg la gis nga nit ñi ni ñu fi ñëwee. waaw di fi ñëw chaque jour. waaw boo xoolee jur yi noonu lañ fi ñëwee chaque jour. dëgg la muy ginaar. waaw di bëy di xar di nag di gileem. ni fi ñëwee nit ñi di ñëwee chaque jour ñoom noonu lañ fi ñëwee chaque jour. boo xoolee li tax sëriñ bi di ko indi chaque jour fii pour jox ko jaamu yàlla pour dimbal leen si macha allah. dëgg la def social. waaw defe naa lii moom miin nañ ko tàmm nañ ko macha allah. maanaam day social daal xam nga maanaam ci xeetu lekk ak ñam ak yooyu maanaam yooyu daal.
Abdou Aziz waaw mooy li ma la wax rek. dëgg la lii tàmm nañ ko miin nañ ko. dëgg la boo xoolee ñu fi xam dëgg. xam nañ ne lii fii dëkk macha allah. dëgg la waaw kii ay nagu yu baax la yu cher. dëgg la sëriñ bi da koy jënd di ko berne nit ñi. di ko jox gars yi ñu siy dund di si xéwalu bu baax a baax macha allah. waaw noonu la fa demee gis nga fii la dëkk macha allah. waaw ak patient yi fi ñëw day jël ay xar ay nag barki dem boo xoolee def nañ benn sarax. macha allah pour dimbali nit ñi. ak patient yi fi ñëw di leen jox ñuy xéwalu. macha allah. dëgg la kon nag ñu continuer waa Diop ñu continuer dem ci biir. waaw dégg ngeen loolu Diop wax maanaam ci xeetu maanaam ndimbal yi nga xam ne ni sëriñ bi daf koy def moo xam patient yi moo xam waa koñ bi moo xam vraiment population yi ku ñëw fii wax dëgg yàlla da ngay xewlu xewlu nag defe naa ne moom sama mbokk faaleen yeeg yooyu fii de dafa mel ni benn salle la fii ana sama caméraman bu ñaawul bi le Pape Diagne Pape kaay filmel ñu fii mu wax ñu fii lan la mooy première salle bi nga xam boo duggee mooy nekk sa ndeyjoor fii de gis naa fi ay basang ak ay fauteuil. Abdou Aziz boo xoolee kër gi sëriñ bi dafa jël 800000 chaque weer di ko fay. dëgg la macha allah fii da ko def pour nit ñi fi jullee. boo xoolee basang yi. macha allah pour ñu fi jullee parce que fii daaru laahi la fii kër yàlla la. dëgg la fii yàlla fi nekk ak yenente bi moo tax sëriñ bi def espace bi pour ñu fi jullee macha allah. d'accord waaw def fi fauteuil yi nii. waaw canapé yi ak basang yi. waaw fii pour julli la rek quoi. pour julli rek la macha allah est-ce que waaw ñu continuer gis ngeen donc boo duggee rek mooy première salle bi nekkee à droite fii tëjee moom lan la moom. waaw fii nag mooy néegu jànq yi fi nekk. waaw maanaam boo xoolee ñaari jànq la sëriñ bi jël pour ñuy toggal ñoom ñooy togg yooyu. pour ñuy toggal patient yi. macha allah fii mooy seen nekk. très bien fii nag salle bi moom lan la fii def info lañ fi defoon presque xanaa da ngeen dafa toxu. waaw info dafa toxu moom lañ déw studio bi nekk ci kaw. moom moo toxal moom lañ toxal ci kaw. sëriñ bi def foofu ay millions. d'accord d'accord. waaw ma ne info fii la nekkoon. mais ñu gis ne xajuñu fii. sëriñ bi defal leen espace bu mag ci kaw. waaw jël studio bi def ci ay millions pour ñoom ñu nekk fa. mun a libre mun a am fu ñu dallum macha allah. très bien waaw léegi nag beneen salon ngi nii de fii de man ay fauteuil cuir laa fi gis de Diop. waaw leeral ñu salon bi nag mooy pour ñan la. Abdou Aziz patient bi ñu ñëwee. macha allah fii la ñuy xaar sëriñ bi. bu sëriñ bi duggee mu saafanteeg ñoom. xool ñi nga xam ne ñoo ànd ak rab yi bon yi. mu mun leen teel a jàpp. maanaam teel leen dugal ci diine l'islam. salle bi mooy ñun patient bi ñu ñëwee fii la ñuy njëkk a toog. fii la ñuy njëkk a waar. xaar ki nga xam ne mooy mara bi. macha allah bu ñëwee. mu saafanteeg ñoom. après sëriñ bi yegg ci kaw. ñoom daal di yegg ci kaw après mu daal def liggéey bi macha allah. d'accord waaw fauteuil yi de moom ay fauteuil cuir laa fi gis nii de waaw mais photo sëriñ si kii day Cheikh al Islam la. Cheikh al Islam Ibrahima Niass yàlla na yàlla yokk leeram ak defe naa ne lii aussi tamit règlement intérieur la maanaam ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw soxla sëriñ bi ak ay alxuraan yoo xam ne nii yëpp mu ngi fii ci salle bi mais Diop dafa am lu ma gis fii ñëwal kaay woon ma fii lan la fii waaw ana sama caméraman bi waaw fii ñu dajale nii satala yi nag Diop kaay Pape Diagne jëlee ma lii waaw satala yi ñu dajale fii nag pour. waaw Abdou Aziz ba léegi rek fii la ñuy jàppoo. d'accord fii la ñuy jàppoo maanaam bu waxtu julli jotee daal képp ku bugg a jàpp fii nga ñëw jàpp. fii nga ñëw jàpp après daal dem si jullikaay bi. dem si jullikaay bi. waaw defe naa loolu leer na. fii moom defe naa ne ay toilettes la fii moom ay toilettes la de waaw gis nga ko de. waaw gis nga ko de toilette macha allah. toilette yu ñu defar ba mu baax set wecc waaw defe naa ne donc lii mooy premier salon bi nga xam ne nii tey patients yi fii la ñuy toog waaw photo bi defe naa ne suñ caméraman bi jëlal nañu ko ak maanaam salon cuir yi nga xam moom moo fi nekk vraiment de dernière génération waaw Diop dafa am loo ci commenté. waaw photo bi macha allah boo xoolee fii photo yëpp ñoo fi nekk. waaw mais nag damay dégg nag nit ñi naan sëriñ bi taalibe Baay Ñas la. sëriñ bi muxaddam la. muxaddam maanaam ñuy joxe wird. dëgg la macha allah muxaddam la. nga xam ne day jël ay jinne sa di leen jox wird. dëgg la waxatuma la nag nit taal macha allah. dëgg la waaw donc defe naa loolu leer na kon nag ñu yéeg ci kaw xool waaw sëñ bi na nga def waaw ñu yéeg ci kaw xool. premier ñu fi mu ne nii jóge nañ ci rez-de-chaussée ñu ngi dem maintenant gravir palier yi pour dem premier étage ma ne ko ñu ngi dem premier étage ànd ak toujours Diop Moulé nekk adjoint chef sécurité lii moom photo booy jàkkaar loolu la ñu def ci le khalife général des Djinné Thierno Moulé Sow le roi de la médecine traditionnelle waaw donc photo bi moom moo lay accueillir muy photo sëriñ bi di photo boo xam ne nii macha allah waaw
photo Thierno Moulay Sow alaaji Thierno Moulay xalif général de Jin waaw gis nga ko beneen photo ma ngi nii tamit gis nga Pape Diagne waaw Abdou Aziz. boo xoolee ñetti Thierno Moulay Sow yi. waaw nga gis Thierno Moulay nga ñàkk kaa gis ñetti Thierno Moulay faj na aajo. dëgg la ñi ñaa ngi toog partout dans le monde di ko commenté. di ko jëfandikoo. ñi ñaa ngi fi ñëw di si def ay témoignages te gisoo ñoo Thierno Moulay. maanaam yàlla am na lu mu ko may loo xam ne. fekkee gisoo ko nga nekk Europe ak fu mu mën a doon parce que gis Thierno Moulay yombul. moo tax mu jël turam bi ñaan si. yàlla suñu borom nangul ko foo mënti nekk boo ñaanee si barki ñetti Thierno Moulay Sow yi. incha allah di nga gis résultat te gisoo ko. macha allah waxtu ma la nga ñëw fi Abdou Aziz. très bien donc gis ngeen photo Serigne baa ngi nii photo Cheikh al Islam a ngi nii encore Cheikh al Islam Ibrahima Niass règlement intérieur bi nag mu ngi nii ay articles yu bëri la ba 13 articles la maanaam képp ku fiy ñëw rek règlement intérieur bi da nga ciy tënku maanaam ni nga fiy ñëwee ni nga fiy toogee xëy na temps bi moo ñu ko mayal pour ñu détailler ko mais képp ku fiy ñëw rek da ngay suivre règlement intérieur bi. waaw Abdou Aziz mooy li ma la wax rek li nekk ci kër gi yëpp mu ngi ci règlement intérieur yi macha allah. boo ñëwee filmer bi. bu la neexee ñu filmer la bu la neexul nag am na yoon booy jaar pour ñu filmer la. règlement yëpp ñu ngi fi. macha allah moo tax fii boo ñëwee am lu la fi indi macha allah di nga ko am te di nga ci jëlee lu baax. waaw boo xoolee tamit am na ay contrat. sëriñ bi balaa mu lay faj di nga def contrat mu def contrat. xam nga ku dem bay def contrat. am na foo teg sa loxo am na lu la yàlla may macha allah. waaw mais ak beneen photo kii de moom Abbé Jacques Seck la may nuru de kon nag sëriñ bi defe naa ne moom amul maanaam ñi bokkul diine sax mën nañ fi faju catholique chrétien ñëpp fi ñëw. Abdou Aziz fii tubaab yeeg chinois yeeg chrétiens yi ñëpp a fi ñëw. sëriñ bi ñëpp lay faj abbé moom moo ko faj boo xoolee bi muy ñëw kër ga. macha allah comme ni ko sëriñ bi di waxee tànk yi dafa neey woon sëriñ bi dimbali ko faj ko. ba mu fi ñëwaat macha allah indil ko ay addiya ay keccax ak lépp comme ni ko sëriñ bi di waxee ci image yi. macha allah bi muy ñëw. dafa jël taxi waaye bi muy dem dafa doxal boppam. kon macha allah sëriñ bi am na lu ko yàlla may. waaw buntu bi ubbeeku nii lan la buntu bi. waaw fii tamit toilette la. waaw kër moom bari na toilette macha allah fii tamit toilette la. waaw ñu seen ko noonu. fii tamit toilette la gis nga ko donc ci suuf am na toilette ci kaw aussi am na toilette. may wax ne yéen couloir bi defe naa ne fii ngeen di contrôler patient yi. waaw Abdou Aziz ñun fépp la ñuy contrôler patient yi ci kaw ak ci suuf ak fépp. mais gis naa benn appareil boo leen yor nii di ko teg ci yaram. waaw foofu mooy détecté maanaam détecté. maanaam bu yoree ngànnaay lépp loo yor. appareil boobu da koy génne. waaw parce que fii ñëpp a fi ñëw. am na ñoo xam tamit dañu ànd ak seen seytaane daal di ñëw. moo tax lépp lu fi lépp. waaw mais Diop lii dafa mel ni ay caméra de surveillance la de. waaw kër gi tamit fépp am caméra Abdou Aziz. caméra yi kon fu mu ne nii ñun sëriñ mu ngi gis nii fu mu ne nii. waaw mu ngi leen gis kay Abdou Aziz. kon nag ñu def nànk. macha allah waaw. maanaam caméra fu la nekk fu nekk la nekk. fu nekk moo am caméra ci kër gi macha allah. waaw. fii moom macha allah fii moom am na sécurité de. waaw loolu Abdou Aziz dafa bokk ci affaire professionnelle. moo tax demee noonu daal maanaam di protéger nit ñi daal bu fi ñëwee ba bañ fiy jógee. waaw macha allah vraiment ñu nekk en sécurité. macha allah voilà kon nag ñu Diop acca nga continuer ñu dugg fii de beneen salle defe naa ne mooy saalu premier bi saalu premier baa ngi nii waaw ñu ngi vraiment salon d'accueil waaw nga jël mu ngoog ba nga jël salon accueil bi mu ngi nii defe naa ne fii nag dafa mel ni nag patients yi bu ñu xasee ba ñëw fii nag bu ñu yéegee nag fii la ñuy faral di toog Diop. Abdou Aziz fii nag mooy daj dëgg gi. waaw parce que ñi am jinne ak ñi am seytaan ak ñëpp. bu ñu ñëwee fii la sëñ bi di def ak ñoom combat maanaam fii mooy salle de combat. maanaam fii la sëriñ bi di consulter wala sëriñ bi dafa am beneen salle de consultation. non sëriñ bi fu ko neex lay consulter. mais moom am na salle boo xam ne am na salle bu muy consulter muy néegam. mais bu ko neexee tey mu toog ci biir nit ñi. askan bi di consulter foofu. waaw mais daal nañ jàpp daal ne fii mooy salon bu mag bi daal fii lañ leen di installé. waaw des fois fii lay defee salle de combat daal. waaw. kon nag def naa ñu ngi fii ci premier ana Alseyni mi may dégg fii ne boo ñëwee fii moom moo yor affaire rendez-vous yi yooyu Alseyni Sila bu fekkee mu ngi fii aussi Pape nga jëlal ma en PC salon bi aussi nga jël ko nii ak aussi photo yi les photo waaw foofu mooy foofu mooy salle de consultation bu sëriñ bi bu fi sëriñ bi nekkul nag. daanaka salle bi kenn du ko ubbi parce que la salle n'est ouverte que pour les besoins des consultations secrétaire yaa ngi nii vraiment aussi très disponible ñaari secrétaires yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci cabinet bi
yor tout ce qui est administration tout ce qui est secrétariat donc ñu ngi noonu ñoom tamit nga jëlal ma waaw gis nga ko encore mooy li Diop di wax sànq rek ne fii boo fi ñëwee photo sëriñ sëpp a ngi fii maanaam tarixa boo ñëwee da nga fii gis sa photo sëriñ dégg nga gis nga de photo sëñ bu mag bi sëriñ yu mag yi sax laay wax Xaadimu Rasuul Seydi Aji Malick sëñ Saliou Mbacké gis nga ko de ñoom ñëpp a ngi fi kii nag defe naa ne c'est le grand xalif moo nekk noonu waaw photo bi mooy li ma lay wax rek yaakaar naa ne ku jël ganila temps ganila bu ñuy cher dëgg nga jël ko bind si lépp Allah mooy wax la moo lay wan ne waaw moom signam toujours Allah la waaw sëriñ bi tout signam Allah la macha allah waaw gis ngeen ko Fouti Cheikh Omar Fouti woo ngi nii sanga bu mag bi mu ngi noonu waaw gis nga Dabakh Malick moom tamit mu ngi noonu waaw Abdou Aziz xam naa après dama lay bàyyi ak Alfousseyne waaw mu gën laa yaatal ci affaire yi gën la xóotal ci affaire yi nga gën a comprendre dëgg la boo defee mu daal lay jébbal Alfousseyne rek waaw macha allah mu gën la moom tamit am ñu mu souligné très bien macha allah di am contentement bu baax di nuyu ñëpp personnel bi fi nekk ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di nuyu kilifa gi Thierno Moule di nuyu soxnaam Maram Sow suñu yaay Mariama Camara macha allah ak ki nga xam ne mooy la reine Maram Sow macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu kër gi yëpp di nuyu Yatma chef de sécurité di nuyu sécurité yi nekk fii yëpp di leen siyaare di wax ñu ñuy jàppale ci liggéey bu baax a baax macha allah personnel bi yëpp ñu ngi leen nuyu di nuyu Pape Camara ma Abdas yow tamit di la nuyu bu baax macha allah jërëjëf waaw jërëjëf donc defe naa ne loolu mooy une partie vraiment ci public reportage bi leen di defal maanaam ci cabinet médical Thierno Moulay Sow avec Diop Moulay adjoint chef sécurité dégg ngeen li mu wane ci suuf dispositif de sécurité moom moo nekk en place yooyu yëpp wan nañu ko léegi nag ñu yéeg fii ci salon bi nga xam ne c'est moom mooy salon d'accueil bi pour les patients gis ngeen fauteuils yi waaw c'est des fauteuils de dernière génération nooy ba bu ko dee fii la patient yi di toog waaw xam naa ne patients yi duñ ne wax dëgg yàlla foofu moom boo demee ci ay banc lañ lay teg wala ci ay tabouret waaw ay fauteuils ngeen di toog fauteuil maanaam fauteuil daim velours ci la ñuy toog donc defe naa ne danañ continuer waaw kaay wan ma Diop li mu ubbi nii moom da congélateur a ngi fi de parce que sànq wan na ma ay xeetu baax yu nekk ci suuf lii tamit congélateur la boo xam ne nii Diop congélateur la de defe naa ne pour ndugg yeeg yooyu. waaw fii sëriñ bi lay def jënd maanaam fii sëriñ bi pour patients yi fi ñëw danañ jëndal ay xarak waaw ay affaire daf ko si frigo bi pour bu ñu ñëwee ñu berne leen macha allah. xar ak jën ak yooyu yëpp. xar ak jën ak béy lépp ndawal bu baax da ko jënd daf ko si frigo bi. patient yi bu ñu ñëwee ñu berne leen fii daal ku fi ñëw bëggul nga xiif bëggul nga mar. waaw kaa noonu la demee. très bien bëggul nga xiif. lii defe naa fontaine la de pour ndox mu sedd tamit. Abdou Aziz ci benn taalibi sëriñ bi bu ñuy wax Fatma moo ko indi woon. waaw moom tamit ñu ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal jàmm bu baax a baax. waaw ñu ngi fi indi addiyee taalibi ñu ngi fi indi addiyee bu baax a baax. gars yi ay millions la ñuy jël di ko jox sëriñ bi si addiya lu nekk la ñuy indi boo xoolee fontaine bi Fatma moo koy indi bokk si association bi macha allah du nuyoo tamit ki nga xam ne mooy Alfousseyne Sylla mu jiite association bi nekk mi nga xam ne moo nekk Sénégal waaw affaire daal noonu la demee waaw lii tamit machine café la fii aussi da ngay naan café waaw bu la neexee machine café la kii tamit benn taalibi sëriñ bi moo ko indi pour patient yi bu ñu ñëwee bu ñu bëggee café ñu daal di naan waaw noonu la demee daal waaw defe naa loolu leer na voilà donc lii mooy la première partie maintenant de ce public reportage bi ñu leen di defal pour ngeen xam le cabinet médical Thierno Moulay Sow son emplacement mais surtout l'intérieur aussi mais nañ dem ma xool ruqubale du fa nekk Pape nañ dem tey moom dañ kumpala tey damay xool lu nekk fii Diop kaay Diop pare guñ den il faut nga won ma fii lu fi nekk Diop ubbil ma fii waaw Diop fii defe naa ne Pape Diagne ñëwal waaw fii tamit il faut ñu xool ko tamit maanaam fii ci côté balcon bi photo sëñ baa ngi nii de waaw Diop lii saako li ceeb lay nuru de. waaw ceeb lay nuru ak. waaw Abdou Aziz kër gi foo dem ceeb yeeg diwlin yeeg. lépp mu ngi fi. waaw boo yëgee si kaw magasin baa ngi fa dañ ko chargé ceeb ak diwlin ba mu fees. waaw yooyu dañ fi yëg waaw. loolu defe naa lii fii la dëkk daal Abdou Aziz fii la dëkk. waaw fii de moom faa leen yeeg mbengeen yi. waaw boo xoolee fii la ñuy suuree ñi nga xam ne dañ leen war a suur
ñu ànd ak seytaane fii la ñuy suuree li ñuy wax cuuraay volcan bi fii la ñu koy suuree macha allah. waaw lii nag moom lii day. waaw kii golo la rek. waaw kii moom golo la rek bu la miinul tamit mooy loolu de. Pape Diagne gis nga ko de. moom bu la miinul moom mooy loolu quoi. moom gis nga moom mbaa du songaate. non bu la miinulee. bu la miinulee bu ko jegee. d'accord gis nga ko. kon nag Pape Diagne buñ ko jegee. voilà Pape Diagne buñ ko jegee Diop nee na buñ ko jegee. waaw gis nga ko de. loolu la quoi. waaw ndeysaan. miinu leen moo tax. muy def affaire mais bu dee man la. d'accord d'accord. waaw gis nga ko. waaw miinu leen. d'accord moo tax yéen la gis moo tax muy. moo tax muy tëb noonu. très bien très bien. déet ëpp naa def duñ ko jege kon nag duñ ko jege waaw. kon nag duñ ko jege ma ne ko kon nag duñ ko jege def naa loolu leen mais plage baa ngi nii de fii moom da ngay am vue sur mer bu extraordinaire peex mi day ñëw de. wax dëgg yàlla boo ñëwee pour faju si nag da nga war a am maanaam air pur nga war a respirer. waaw comme li nga wax rek boo ñëwee pour faju si da nga war a am air pur. fii moom boo ñëwee moom lépp a fi nekk. waaw fii lépp a fi nekk lépp a fi am. macha allah. waaw kon nag Pape ñu continuer reportage bi waaw gis nga ko de vue de la vue géej gi kon nag ñu continuer reportage bi waaw. Diop fii nag moom lan la fii tamit day benn. waaw fii pour dalluwaay la rek. pour dalluwaay. d'accord pour dalluwaay la bureau am taabal nii léeg-léeg xam naa léeg-léeg faale ni làqatu fi def seen ataaya wala lu tàng parce que gis naa fi benn cafetière. très bien. voilà mbokku téléspectateurs yi toujours ñu ngi ci reportage bi ñu leen defal fii ci cabinet médical Thierno Moulé Sow bi ñu jógee premier étage rez-de-chaussée nag ñu ñëw maintenant au deuxième fi nga xam ne nii fi la studio d'enregistrement studio de production TMS TV nekk donc ma ànd ak yéen ñu xool ma ne ko ñu xool ci biir waaw donc ñu ngi fii ci studio bi. Abdou Aziz Moustapha Fall. ñu ngi lay ziar. waaw Moustapha Fall c'est. Canal 221. waaw le grand caméraman donc Moustapha yow yaay administrateur général nga nekk en transversal sur les activités du cabinet bu El Hadj Thierno Moulé Sow nekk aussi tamit en transversal toujours sur la télévision TMS TV alors ñu bëggoon rek quand même nga ñëwal ñu tuuti ci commentaire maanaam sëriñ bi kañ la indi télévision bi ak lu tax mu indi télévision bi. waaw laaj nga ma question bu am solo maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yi ak suñu mbokku internautes yi Abdou Aziz Diagne alors di nuyu aussi Kara 221 le grand caméraman alors di nuyu sama gars yi waaw c'est vrai que man dañ ma recruter comme administrateur souvent les affaires du marabout s'il a des papiers à régler à l'extérieur ay documents et en termes également de conseil souvent ci côté boobu lay yëngu mais étant un journaliste comme j'ai trouvé une chaîne de télévision ici c'est tout à fait normal ma intégré également di def ay émissions di def ay reportages loolu moo tax ma gën a sax intégrer la télévision c'est vrai que fii defe naa ni am na changement parce que bi ma fii ñëw melul woon nii mais il a fallu le travail de toute une équipe mais mention spéciale à Thierno Moulé Sow le khalife général parce que li ñu gën a bett ñun ñëpp pas bett mais il est marabout il est tradipraticien di def liggéeyam di am li muy am xam nga ku yor ay jinne ñàkkoo dara mu mën fa yem mu créer une télévision dem ba ambition yóbbu ko mu financer fii ay millions yu bëree bëri def fi studio de production def salle de rédaction bu rafet bi jënd également ay caméras yu cher commandé ko à l'extérieur alors mettre en place une équipe organisée des journalistes de renommée très professionnels yow ci nga bokk ak ay caméramans yoo xam ne ñu professionnels lañ sous la houlette ou bien sous la conduite de Kara 221 donc defe naa ni loolu lu am solo la nga gis fan yële ci ginnaaw aussi organisé woon nañ fi activité bu mag a mag muy inauguration des nouveaux locaux de la TMS TV mu nekk loo xam ni aussi vraiment lu am solo la donc loolu sëriñ bi la ñu njëkk a jaajëfal muy Thierno Moulé Sow
defe naa ni suñu amoon ñaar ñu mel ni moom ci Sénégal defe naa ni réew mi romb na fi yëpp. parce que li mu def nii dafay participer aussi au développement du pays mais participer à l'emploi xam nga liggéey yombul en Afrique rawatina réew mu mel ni Sénégal alors mu créer lu mel ni recruter ay nit aussi kon defe naa ni mi ngi participer ci emploi muy liggéey au Sénégal. d'accord Moustapha ci nit ñooñu mu recruter ci la ñuy ñëw nga présenter ma rapidement. personnel bi ñu fekk sur place. waaw alors kon defe naa ni mën naa jóg kii elle est journaliste fii lañ ko fekk ci kër gi. defe naa ni moo ñu fi dalal bi ñu fiy ñëw muy Sarata Aydara. donc ñu xàmmee ko ci Petit Matin ak également ci Actunet. mu nekk ay émissions yoo xam ne yu am solo la mais aussi wàllum reportage dem ci terrain bi. kii aussi mooy sëriñ bu mag bi mooy Mbaye. waaw Mbaye mooy chef monteur. alors Mbaye nag bëggoon naa Abdou Aziz. balaa ñu continuer présenter chef caméraman bi. ñu wax ak moom parce que Mbaye. da ngay gis day liggéey fii ci kër gi. di liggéey également këram. parce que moom il n'a pas le temps. day génn gars yi dem defi reportage filmé. mais heure boo ñëwee da nga koy fekk mu nekk ci liggéey bi. maanaam nekk ci montage ci machine bi ba nu muy wàccee bu demee këram aussi mu nekk koo xam ni il est très disponible mu nekk aussi ku discipliné ku yaru parce que ñi ngi bëgg a yàgg moo ak moom fii ci kër gi mais musul manqué respect kenn mu nekk xale bu baax comme ñeneen ñi également quoi donc xam naa ni bu ñu présenté ñële xam naa ni am na ay questions yoo koy laaj mais ñu dem kii aussi defe naa ni mooy Pape Diagne mu nekk chef caméraman yi aussi fii ci kër gi nekk koo xam ne aussi qui est très professionnel defe naa ni li ma gën a sax impressionné ci moom mooy bokk na ci jour yi manifestation yi amee woon à Dakar fii muy l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko parce que jour boobu moom sax dama doon wax ni kii moom su ma ko xamul woon damay ne kii day doppe wala day drogué wu parce que caméraman yi gars yi dem nañ naan ndox fii ñii dem toog di noppalu mais moom le matin ba ngoon mi ngi tourné rek ba bu ñu demee ba ay 18h sax gis naa même force de l'ordre yi xaw nañ dal ci kaw xaw na am problème ak ñoom parce que jour boobu bi ñu ñëw fii sax mën naa wax ni oom yi dañoo néewi tellement liggéey bu metti lañ nekkee woon sur le terrain alors kii mooy Pape Diagne moom it il est très professionnel kële nag mooy borom Tëngéej kële mooy Seydou defe naa ni bi mu ñëwee ci kër gi ba léegi ñun sax liggéey bi temps yi dafa gën a yomb ci moom parce que mooy chauffeur bi mooy ñu yóbbu fu ne waaw oto mooy 4x4 bi moom it il est très disponible et puis il est ouvert ñëwul rek def boppam chauffeur mais dafa ñëw bokk ci famille bi di waxtaan ak gars yi su amee ay xalaat wala ay idée daf ñu koy baax waaw dafa ñëw rek intégré vraiment mu nekk aussi ku baax amul benn problème et puis boo ko côtoyé da ngay xam ni c'est un ancien parce que ku am expérience la loolu daal Abdou Aziz laa bëggoon wax daal. voilà kon nag defe naa ne bon ñu ànd ak le chef caméraman Pape Diagne ñu visiter studio de production donc Moustapha. waaw ñu démarré waaw ñu démarré waaw ñu ànd ak. après sëñ Mbaye. waaw xam naa ne du ñàkk nga am loo ko laaj après. dëgg la waaw comme ça ñu laaj leen waaw. parce que gis nga ko ba léegi moom mi ngi ci waar bi ba léegi mi ngi ci machine bi. dëgg la waaw fii nag moom waaw dafa mel ni waaw moom macha allah kon nag mbokku téléspectateurs yi ñuy suivre ñu ngi fii ci studio production TMS TV alors ngeen gis ce matériel là donc damay bàyyi le chef maintenant caméraman yi avec li fi nekk ci technique maanaam ci matériel yëpp mu defal ñu rek benn commentaire Mbaye. waaw doyen na ngeen def maa leen nuyu ñëpp kontaan si visite bi. waaw yéen a ngi si plateau officiel bu TMS TV si benn si plateau yi. bi nga xam ni presque fi la lu bari di xewee. waaw gis ngeen caméra yi Panasonic 4K lañ fi tourné. Nouvelle génération la haute définition. waaye plateau yi nag plateau yu bees yu jugee si Cara 221 moom moo choisir modèle bi tout ça là. tout à fait. ouais bâche bi tout ça là design bi. tout c'est Cara 221. décor bi yëpp c'est lui. décor bi yëpp c'est lui quoi. d'accord. ouais en tout yéen a ngi fii nag émission yëpp fi lay xewee Petit Matin. d'accord fii lañ koy tourné voilà. li ñu defee njambaan. fi ñu defee lépp Actunet tout ça là fi lay xewee. waaw émission Moustapha yi. ça se passe ici aussi tamit quoi. waaw am na yeneen plateau mais ça c'est l'officiel. waaw
bii la ñu inauguré woon si fan yële ne si ginnaaw. ah d'accord invité fi sëñ bi mu toog. mais micro yi moom yii lay àndal wala yii moom non dafa am bokkul bii sans bii micro la. avec fil bii micro sans fil la moom mooy micro cravate. mooy micro moom la ñuy cravate takkal mooy fii yi nga quoi. xam ne da nga koy jël après dugal ko ci biir muy génn fii. voilà noonu lay demee donc yéen lu leen ci neex rek ngeen utiliser ko. micro yi nag. d'accord dafa ànd ak émetteur am. d'accord moo nekk nii. d'accord waaw fii la ñuy régler son wu micro yi. est-ce que comprendre nga. bii table la en général bu ñu amee yenn plateau yu mag yi. on peut sortir beaucoup de son si table bi quoi. voilà caméra yi nag c'est trop sophistiqué ay 4K la quoi. waaw mais yéen combien de caméras ngeen dispose. on a beaucoup de caméras plus de 3 yi ñoo fi nekk pour l'instant yi ngeen gis mais on a d'autres caméras yu tege à côté quoi. réserve quoi réserve quoi. mais fii dafa sedd de moom. waaw fii nii lay mel. wala climatiseur bi. man ko fii moom nii lay mel quoi. waaw saa su nekk quoi. waaw mais dafa mel climatiseur bi mel. li waral muy sedd mooy studio bi c'est trop fermé. donc on a eu l'idée de demander un clim sëñ bi defal ñu clim. xam nga pour bu ñu amee invité ak yéen tamit nga ngeen bañ a sentir trop tàngaay bi quoi. ba pare daf ñuy arranger ci suñu image ngeen bañ a di ñàkk. des choses comme ça quoi. mais lii aussi dafa mel ni salle bi dañ ko insonoriser là. oui ça c'est fond vert. waaw fond d'accord. vert bi dañ ko see bàyyi. parce que des fois mën nañu ay image yoo tournage yoo xam ne nii par inclus lay demee. waaw du génn ak bâche bi quoi. donc on utilise fond vert des fois quoi. mais pas tout le temps quoi. ah d'accord voilà mais suuf tamit day waaw yi tapis bu baax la bu nooy nepp. waaw tapis bi moom. waaw bokk na si tapis yi gën a baax ñi ko yor sax seen kër bariwul. waaw tapis bi moom boo dee xool ñi ko yor sax seen kër bariwul. waaye nooy na nepp. nooy na nepp. couleur bi c'est très attractif. waaw fii kuy tourner émission sax bu la neexee ñu ne la simi sa dàll te boo doxee di nga ko yëg quoi. waay donc su ma xoolee fii moom plateau mën na jël au moins 5 personnes. oui ça dépend si décor bi ñuy teg. ça dépend si nombre de personnes invitées yi ñu am ak ñi koy tourner. waaw ñu xool nuñ koy organiser xam nga. ranger ko normalement mën na jël juróomi nit quoi. oui plus même. oui plus même ça dépend. ça dépend. ouais. en tout cas kontaan si visite bi pour nit ñi xam aussi tamit comment on travaille. oui ak caméra et tout ça là quoi ok. waaw mais Moustapha bu ñëwaatee maintenant sur le programme alors c'est vrai que maa ngi koy wax ne au-delà des activités du marabout aussi yéen a ngi évoluer aussi dans d'autres domaines de couverture maanaam mun nga ci ñëw quand même en détail. waaw effectivement xam nga sous la conduite toujours de CARA 221. am na programme boo xam ni moom la ñu établir. donc souvent les grands événements sax TMS n'est pas en reste. donc événement bu am bu mag. ba gis nga tout récemment demoon nañ fi Gambie. ci ndigalu sëriñ bi dem def fa ay reportages yu am solo. donc fi à Dakar événement bu mën a am muy suñu yeneen naataangoo yi nga xam ni muy RTS TFM ak yeneen organes yi. toujours ñun aussi nous sommes présents. lépp la ñuy couvrir. maanaam politique culturel et tout lépp la ñuy couvrir. donc c'est une équipe de choc. boo xam ni même en dehors de ces événements sax dañuy wàcc di def ay reportages thématiques yoo xam ni. dafa jëm ci la société. parce que loolu aussi dafa am solo di def des reportages sur des thématiques loolu xam nga bokk na ci li nga xam ni. yi nga xam ne dafa laal réew mi muy la crise de valeur dañuy wax aussi ci wàllum drogue ainsi de suite pour sensibiliser les populations. maanaam secteur yëpp ngeen di tourné. ci secteur yëpp daal la ñuy tourné kon nga gis ni tour bi ñu tuddee TMS TV. fekk si na borom muy télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu ak lamboog njëriñ defe naa lamboog njëriñ sax Kara moo ko ci yokk parce que souvent sëriñ bi day faral di wax loolu. donc daal ñi ngi fii on est là. c'est une équipe de choc quoi. Très bien. Donc on a vu un peu les conditions de travail maintenant je vais un peu interpeller le monteur muy Mbaye Mbaye yow yaay monteur bi donc defe naa ne monteur c'est pas très facile surtout que li ñuy enregistrer éléments yi il faut quand même ñu dugal ko maanaam mun nga ñu defal tuuti commentaire rek par rapport ak mission bi nga xam ne moom ngay assumer fii. waa doyen Aziz maa ngi rafetlu seen émission bi nii di nuyu PDG TMS TV di Alaaji Thierno Moulay Sow di nuyu chef producteur muy Kara. su ñëw sa question maanaam wàllu montage métti na méttiwul parce que daanaka jox nañu dispositif bi ñu war a monter yëpp. matériel yëpp maanaam macha allah am na fi. maanaam duñ sonn ci côté technique.
si côté bu mu méttee mooy maanaam des fois vidéo yi xaw a bari yooyu noonu mais am naa sama benn collègue bu tudd Youssouf Diallo. dafa xaw a malade ñu ngi koy saluer au passage. moom des fois mu jàpp ci montage bi ak côté infographie beeg yooyu noonu. léegi comme par exemple tey fii ñu toog tey lii ñu filmé tey kañ lañ koy mën a xaar pour mu génn maanaam pour ñu am au moins une idée sur le temps que ça va faire. bu ñu tourné rek dañuy profité daal di koy monter pour mu mën a gaaw génn. bu ko defee suñ tourné tey mën na génn suba wala ginnaaw suba si ça dépend si vidéo bi ni mu toll ak ni ñu koy monter rek waaw. d'accord donc defe naa ne loolu leer na alors bon présenté nga ñu léegi journaliste bu Chérif Sarata Aidara muy def da Actunet am aussi émission de beauté bu mu fi def moom tamit vraiment mademoiselle nga wax ñu rek aussi tamit maanaam programme bi nga xam ne am nga ci wàll Actunet bi nga xam ne yow yaa koy def di def aussi tamit mode et beauté ak yeneen reportage tamit nga ñëw un peu rek vraiment defal ñu un commentaire sur quand même liggéey bi nan lay doxee. oui maa ngi jaajëfal ki nga xamante ni mu nekk kilifa kër gi mu nekk Thierno Moule Sow waaye itam duma fàtte personnelu groupe TMS TV mooy yow ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom doyen Moustapha waaye maa ngi nuyu itam mbokk internet yi di leen naan saa su ne ñoom itam amuñu seen fay ndaxte ñu ngi seetaan duñu bàyyi xel di def ay commentaires yu am solo waaye itam ci wàllum liggéey bi daanaka métti na wala méttiwul ndaxte loo gis rek dara yombul ci àdduna rawatina nga nekk ci liggéey di ci wut xam-xam surtout yàgg naa ci kër gi ni ko Moustapha waxee yàgg naa ci kër gi waaye man déjà je me considère benn stagiaire du ma considérer sama bopp comme étant journaliste wala dinaa ne sax soi-disant journaliste la ndaxte ku yut xam-xam nekk ci tànk donc nag waroo def sa bopp waroo teg sa bopp fi nga xamante ni yeggagoo fa donc moo tax ma considéré ba tey sama bopp comme stagiaire donc ci wàllum liggéey bi des fois ci côté émission Actunet des fois dañ ci am ay jafe-jafe comme par exemple ci internet yi des fois seen écriture yi du leer wala seen wax yi c'est pas cohérent donc tu es obligé yow ci sa jëmmu bopp ci sa expérience wala ci ni nga ko comprendre nga koy jéem a liiree noonu complété ko des fois nag tamit nga am ay problème comme problème maanaam ci côté machine bi wala ci côté téléphone des fois da ngay am problème boobu parce que booy lire ci téléphone bu leerul donc tu as un problème à part loolu amul benn problème ñoo ngi def li ci war ci liggéey bi donc nag c'est ça donc ñoo ngi remercier itam ndaxte am nañ les moyens les outils qu'il faut pour faire bien notre travail. Donc les conditions de travail sont réunies ici. Voilà, c'est réuni, machallah, c'est réuni. On félicite beaucoup le PDG, le khalife général des Djinné. Merci beaucoup. Voilà, donc loolu mooy la réaction de Sarata Aidara yor Actunet boo leen tudd dëgg mooy la réaction des internautes maanaam sur les vidéos yi nga xam ne ñu ngi koy visionner à travers la TMS TV mais aussi am na émission mode et beauté boo xam ne moom moo koy animé defe naa ne loolu lañ leen indiloon tey comme reportage sur cette télévision TMS TV muy télévision boo xam ne nii mu ngi fii dans les locaux du cabinet médical Thierno Moule Sow donc dañ leen jox dig daje dina ñëwaat encore ci yeneen aspect yoo xam ne nii fii la nekk ci cabinet Thierno Moule Sow donc à bientôt. Voilà, merci donc chers amis téléspectateurs, chers internautes qui nous suivent sur la TMS TV. Alors nous continuons ce reportage que nous vous proposons au domicile, sinon au cabinet médical de Thierno Moule Sow, le khalife général des Djinns. Alors ce matin, nous avons pu visiter certains endroits de ce domicile, les lieux et consorts, mais surtout aussi la TMS TV avec le personnel, les journalistes. Mais parmi ces journalistes aussi, il y a quelqu'un qui s'appelle Saliou Samb. Alors lui, il a été recruté exclusivement pour la version anglaise. Donc Saliou, je suis très heureux en tout cas de vous rencontrer ici. À la TMS TV de El Hadj Thierno Moule Sow, vous êtes préposé à la version anglaise. Alors, on voulait tous un résumé sur ce que vous êtes en train de faire ici. En français, bien sûr, ce que je suis en train de faire, c'est juste traduire et commenter donc, les vidéos donc, du maréchal Thierno Moule Sow, le khalife général des Djinns. Donc, ce qu'il est en train de faire chaque jour, quand il est en train de soigner
une personne possédée par un esprit, par un djinn. Et là, ce qu'il dit, je suis en train donc de traduire ça en anglais pour qu'au moins les anglophones puissent comprendre exactement ce qui se passe dans la maison. Et ce que aussi l'esprit est en train de dire, je traduis ça pour que aussi les anglophones puissent comprendre ce qui se passe. Donc, est-ce que ça soit la version française, je le faisais donc bien avant votre arrivée. Donc là, je faisais les deux, mais avec votre arrivée, je suis un peu déchargé. Je fais un peu donc plus la version anglaise. Alors, vous nous faites un bref résumé sur la facette de ce que vous détenez ici. En anglais, bien sûr. D'accord. Alors, so ladies and gents, dear followers of TMS TV, welcome to your favorite channel. I'm with Doyen Aziz, and as I explained just in French, I'm just translating for the Marshal, the king of all the kings, Thierno Moulay Sow, the Khalif General of the jinns. So every time that he is just hailing persons that are possessed by jinns, that are possessed by spirits, I'm just commenting and translating in English so that, you know, people living in the United States, in England and other countries, even in Saudi Arabia, you know, just would be able to understand what is happening here. When this Marshal is explaining something, I will just translate it in English, and even when the spirit is explaining also something, I just translate it in English. That's what I'm doing, and I'm just having another work on TMS TV as a journalist, something like that. So that's what is happening here. Merci donc Saliou pour cette, en tout cas cette traduction, la version anglaise. Alors nous allons maintenant continuer ce reportage que nous vous proposons ce matin. Alors ci loolu rek dañuy daal di dem rencontrer maintenant quelqu'un qui est dans le dispositif du marabout, quelqu'un qui est incontournable, je peux dire, maanaam ci li muy jàppale marabout, ci li muy taxawaay bi mu am fii ci kër gi muy Alfousseyni Sylla, ñu dem xooli ko. Voilà, donc ñu ngi ak Alfousseyni Sylla nekk secrétaire particulier bu sëriñ bi ànd ak aussi secrétaire yi mu toog, mais d'abord Alfousseyni ñu ngi lay nuyu. waaw macha allah tonton Aziz maa ngi lay fay auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim. macha allah maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu kilifa kër gi di Alaaji Thierno Moulay Sow maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu madame Sow la reine di ko ñaanal jàmm macha allah di nuyu prince Moulay di nuyu Ajaratu Mariama Camara di nuyu kilifa diina yëpp kilifa aada yi ñuy seytaane TMS TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. jërëjëf léegi yow Alfousseyni bëggoon nañ rek nga wax ñu maanaam sa rôle fii ci kër gi loo fiy liggéey. waaw macha allah tonton Aziz vraiment li ma siy liggéey macha allah loolu dinaa si sawar wax macha allah parce que nekk naa responsabilité kër gi en même temps nekk secrétaire. macha allah konke fii moom médecin traditionnel moo fi nekk di Alaaji Thierno Moulay Sow macha allah nit ñi dañuy jóge fu ne si àdduna di ñëw fii macha allah. say noonu dañoo yor fii nii plus de 4 téléphones yi dañuy sonné gauche à droite moo tax ma profité waale nuyu sama naataangoor yi di Soxna Ndeye Astou Ba et di Soxna Aji macha allah maa ngi leen nuyu bu baax ñu ñoo nekk fii di répondre nit ñi nga xamante dañuy woote fii si clinique bi di bugg a jot Thierno Moulay Sow macha allah saa bu ñu wootee incha allah dinañ lay wuy si yar ak teggin lu ñu sëriñ bi sant macha allah ñu waxal ak ñoom yar ak teggin sëriñ bi noonu si boppam moom tay yor na plus de 5 téléphones moom personnel yor na plus de 5 téléphones moom yor na ko ñun tay yor nañ fii plus de 4 téléphones comme ça mu ngi fii loolu yëpp dañuy wuy parce que nit ñi dañuy woote tout le temps fu ñu nekk si àdduna bi dañuy woote ndax yaakaare ko agul ko yàlla may. waaw tey Alfousseyni tey di ajjuma maanaam vendredi 26 mars 2021 tey ñu ñëw fekkuñ fi kenn mu mel ni tey amul consultation bëggoon nañ nga wax ñu bés yi nga xam ne ni sëriñ bi dafay consulter. waaw macha allah grand Aziz waaw jours yi ñu liggéey non semaine bi 4 jours lañu liggéey. lundi mardi samedi dimanche jours yooyu lañu liggéey. du ñu liggéey mercredi jeudi vendredi. ah d'accord comme tey. waaw comme tey liggéeyuñu tey jour de repos la. macha allah xam nga jour de repos yi macha allah sëriñ bi sax moom du mun a noppal. parce que nit ñi dañuy woote fu ne si àdduna bi. macha allah du mun a noppal téléphone yi day sonné gauche à droite. donc moo tax muy jël 3 jours yi repos pour mun a woo monde entier parce que nit ñi dañ ko soxla parfois su nekkee si liggéey bi. nit ñi dañ ko woo duñ ko jot. moo tax mu jël jour spécial yooyu incha allah di fas yéene wuy ñi nga xamante dañuy nekk boobu biti réew te mënuñu ñëw. waaw Alfousseyni bu ñu taxawaatee tuuti maanaam ci sëriñ bi consultation yi ma bëgg la laaj ndax moom sur rendez-vous lay consulter wala mën nga toog doo jël rendez-vous rek nga daal di ñëw rek daal di ñëw ne da nga bëgg a consulter wu. waaw bien sûr am na ñi nga xamante ñoom par rendez-vous la ñu ñëw
am na ñi nga xamante non ñoom dañuy seetaan toujours TMS TV xam nañu programme TMS TV nu mu ndokkee macha allah dañuy xëy rek jege ñëw parce que jox nañu jours yi ñu liggéey nit su yégee ne jours yi la ñu liggéey soo ñëwee même soo ñu jotul sax dinañ la jël am na ñi nga xamante ne aussi dañuy woote pour jël rendez-vous donc ñu expliquer leen ticket bi ak consultation bi suñu parewul ñu ne après léegi saa bu ñu paree après ñoom dinañ jàpp benn bis ñu ñëw moo tax situation bi noonu la demee nit ñi noonu si ñuy ñëw donc affaire bi ordre d'arrivée la soo ñëwee dama créer ay jetons teg ko si buntu bi ci bit si caisse sécurité bi foofu lañ ko teg donc jetons yooyu noonu. maanaam ku njëkk a ñëw rek yaay jël. ku njëkk ñëw moom mooy jël numéro 1 noonu boo fu ñu yem après man su ma demee boo ma yeew dama wàcc suuf bindi leen su ma demee ku may njëkk a laaj mooy numéro 1 bi. su ma jotee numéro 1 bi ma bindi ko noonu laa bindee. am na noonu parfois ñi nga xamante dañoo am ay rendez-vous ak sëriñ bi. ñoom tam donc su ma wàccee suufu dinaa gisante ak ñoom. mu xam ne vraiment sëriñ bi moo leen di jox rendez-vous. ñii dañoo waxtaanee ak sëriñ bi boo après am lu leen sëriñ bi laajoon adde pour ñu indi ñu démarrer faj bi. donc ñu ñëw commencer faj bi. ñoom tam su ma leen gisee ñoom tam à part la donc ñooñu priorité lañu. parce que ñëwoon nañ fi toog bu yàgg. donc du ñu rangaat comme yeneen rang bi. donc ñoom suñu ñëwee sëriñ bi su ñëwee rek dinaa leen dugal ñu ci sant ak sëriñ bi. voilà donc li nga xamante noonu garab lañ jël. garab aussi mardi lañu joxe garab. nga xamante waaw talaata si lañu joxe garab. am na noonu ñi nga xamante dañuy déplacer di ñëw di jënd vite fait bi wala cuuraay bi macha allah wala tisot ñoom tamit suñu ñëwee rek incha allah sëriñ bi ñëwee ñu daal leen teel a libéré incha allah loolu jarul ran quoi. waaw léegi Alseyni bu ma ñëwaatee ci maanaam ordre d'arrivée patients yi comme ni nga ko waxee est-ce que du am léeg-léeg patients yoo xam ne nii maanaam dañuy ñëw naan la dimbale ma parce que fi ma dëkk dafa sori dama bëgg a ñibbi wala nangam ak nangam te fekk moom sax xëy na tuuram jotagul est-ce que yow dooy rencontrer maanaam jafe-jafe yu mel noonu ni ñu lay koy demander. waaw bien sûr loolu moom du ñàkk quoi parce que nit ñi dañuy jóge fu ne si région yi di ñëw. ñii dañuy jóge biti réew di ñëw seen visage bi war a jeeg donc ñu war a dellu si biti réew. ñoom nañ suñu leen gisee dinañ leen teel a fekk ñu gis sëriñ bi dinañ leen fekk teg ñu gis sëriñ bi parce que ñoom priorité lañu. am na ñi nga xamante noonu dañuy jóge si région yi di ñëw. ñoom tam suñu jógee si réseau yi ak couvre-feu bi bu mu nekkoon fii kon léegi amatuñu sax couvre-feu alhamdulilah. ak couvre-feu bi. suñu ñëwee dama njëkkee laaj ñi nga xamante ñoo dëkk fu sori après tout temps ñu sóoraale leen en même temps dinañ respecter liste bi loolu la ñu respecté en même temps mais après ñu xoolaale ñi nga xamante dañuy ñibbi fu sori. ñu teel a leen libéré balaa couvre-feu bi. parce que am na ñi nga xamante dañoo bàyyi seen njaboot. donc mënuñu fanaan. suñu fanaanee loolu du leen nekk. moo tax dañu leen teel a bàyyi xel bu baax a baax loolu tax ñu fekkee ñu gis sëriñ bi incha allah. voilà beneen bi mooy xam nga nit ñi comme ni ma waxee rek fu nekk la ñuy jógee donc defe naa ne fii nit ñi danañ fi yendu te nit fu mu yendu war na fa naan war na fa lekk du dëgg donc tey ci suba bon Diop mi nga xam ne moom mooy adjoint sécurité am na lu ma expliqué ci lekk bi xam naa loolu dinañ ci ñëw mais yow mi nga xam ne yow yaay responsable kër gi affaire lekk beeg yooyu bëggoon nañ nga indi ñu ci ay leeral. waaw macha allah grand Azizou comme ça ma ñëwaat si patients yi d'abord suñu ñëwee boo ñu dugg si salle d'accueil bi si suuf foofu la ñu toog man sama wàccee après ma bind leen su ma leen bindee sëriñ bi su ñëwee dina commencer foofu saafante ak patients yi balaa di yëg ci kaw su ñëwee boo yëg ci kaw dugg si bureau am ñu defar néeg bi en attendant ñu yëgal patients yi su demee boo ñu yëg ñu xam ne yëg nañu su ma paree defal néeg bi après si la ñu leen woo jël liste bi ñu woo leen benn ñu daggal leen ticket donc suñu leen daggalee ticket nag après comme lu ñu leen daggalee ticket noonu la ñuy woowaate liste bi comme ça ñu dugg ji sant ak sëriñ bi waa kër gi noonu dafa am nu mu dokee dafa am ay règlement am ay contrat maanaam am na contrat bu nga xamante boobu balaa nga dugg si bureau sëriñ bi da nga koy war a signer loolu après. contrat boobu lan moo ci nekk mun nga ñu ko leeral. contrat boobu moo nekkee ni donc bi comme que guddul ñu tënk ko. waaw lire ko si français après tënk ko si wolof incha allah.
contrat entre Thierno Moulé Sow et le patient. J'ai signé M. Thierno Moulé Sow, praticien, et bien en accord avec mesdames et messieurs. Il est porté à la connaissance du patient que toutes sa séances thérapie sont suivies par un consentement mutuel de 2 camps. Le consentement du patient ou de son représentant est exprimé par écrire en signant ce contrat verbal. Vous serez filmé si vous retrouvez sur le lieu de Thierno Moulé Sow soigne les personnes possédées par des djinns et des autres démons. Même si vous n'êtes pas tombé d'accord avec le marabout sur le prix pour être soigné, vos images seront diffusées sur notre chaîne YouTube Institut Thierno Moulé Sow Soundiata Keita pour informer et sensibiliser les personnes souffrant de mêmes symptômes afin que se va faire consulter. Maintenant lu war a contrat bii nii. képp ku fi ñëw. donc fii dañuy faral di filmer. waaw képp ku fi ñëw dañ lay filmer. donc. film bi la leer maanaam film bi par la force la ñu lay filmer. waaw képp ku fi ñëw contrat bii nii. da nga ko signé. contrat bii nii c'est obligatoirement képp ku fi ñëw. dañ lay filmer contrat bii. lu war a contrat bi noonu maanaam képp ku fi ñëw dañ lay filmer. comme ça soo ñëwee fii daanu. soo ñëwee fii daanu loolu dañuy filmer sëriñ bi si wagalagul nekk sa yaram bi que ce soit jinna wala oddum loolu dañ koy filmer parce que parfois nit ñi mun nañ ñëw rek dugg si kër gi daanu. wala sëriñ bi ñëw rek ñu daanu après suñu daanee te faju moo leen di indi il faut que sëriñ bi wagalagul nekk sa yaram bi fekkee ay jinna ñoo leen di dugg. léegi noonu sëriñ bi jël temps am yëpp wakal ak jinna bi macha allah mu développé yëpp li mu yàkkal ak ku mu dugg ki macha allah ñu xam lépp macha allah après. mu dugg waxtaan ak sëriñ bi donc fekkee lu ñu ko sëriñ bi laajee adiya pour mu ñëw mu dindil ko jinna bi fekkee instant boobu yoru ko soo yorul noonu da nga dem liggante gi saa boo amee nga ñëw mais loolu du takk lu ñu jot a filmer loolu dañ koy dugal si YouTube bi loolu du takk lu ñu jot a filmer loolu dañ koy dugal si YouTube bi parce que dañ koy dugal si YouTube TikTok Facebook partout dans les réseaux sociaux partagé ko comme li nga koy seetaanee si télé bi parce que ñu si bari si télé bi lañ ko xamee. defe naa loolu leer na Alfousseyni bala ñuy tëj volet boobu rek nee nga ma ñeenti téléphone a ngi ni fi donc ay numéro téléphone yi ñu ngi fi bëgg naa nga joxe numéro téléphone yi téléspectateurs yi ak patients yi ak mbokk patients yi nga xam ne nii bëgg nañ maanaam ñëw jël rendez-vous tey ñoom maanaam ñu am numéro téléphone yi en direct nga wax numéro téléphone yi rek comme ça ñoom ñu mun ko jël note s'il vous plaît. ok tonton Aziz numéro téléphone yi donc beneen bi mooy 78 137 47 19 boobu am na WhatsApp. beneen 78 137 47 19. waaw boobu am na WhatsApp quoi. beneen bi aussi Tigo la 76 126 73 40. 76 126 73 40 maanaam boobu tam am na WhatsApp. beneen bi mooy numéro fixe bi. 33 835 97 12. 33 835 97 12. boobu mooy numéro fixe bi. beneen bi aussi mooy 77 781 62 40. 77 781 62 40 numéro yi la ñu yor. voilà numéro yooyu mën nga ci woote tout le temps wala dafa am heure yoo xam ne nii maanaam boo wootee ci numéro yi doo jot wala daal nu mu demee wala daal numéro yi en permanence mu ngi dox. waa numéro yi nii saay boo wootee dinañ la wuy moo tax ñu uuti ay secrétaire ñii ñaari ñiy nekk fii ñii si ñuy wuy téléphone si la ñu bokk waaw ñoo jël appel yi journée bi yëpp konke mu ñu day fanaan di liggéey parfois sëriñ bi su nekkee si liggéey bi ñun dañuy topp sëriñ bi donc téléphone yi day sonné moo tax ñu wuti secrétaire yi pour ñu mun a wuy téléphone saa boo ñu wootee heure bu ñu wootee dañuy jot incha allah waaw parce que ñoom tam loolu mooy seen liggéey bi waaw loolu mooy seen liggéey bi dañuy wuy téléphone yi incha allah comme d'habitude rek képp ku fi woote ñu expliquer ko bu dee ne ñoom am na benn passam bu nga xamante laaj na leen lu ñu xamul donc ñu woo ma waxal ak moom bu dee ne xam naa ma wax ko soo ma xamul après ma laaji sëriñ bi saa bu sëriñ bi waxee après ñu doog compte rendu am na ñi nga xamante noonu dañoo nekk biti réew donc ñoom dañuy woote fii nii ñu bugg a jot sëriñ bi parce que sëriñ bi day consulter en distance ñi nga xamante dañuy nekk biti réew ñoom dañuy woote sëriñ bi seetal leen par téléphone donc loolu noonu suñu wootee ba pare dinañ leen expliquer consultation ku nekk biti réew ñaata la su ko defee après ñu jokk numéro sëriñ bi ñu fekkee ñu insiste si numéro sëriñ boobu noonu parfois non jinnay dañuy woote parfois jinnay dañuy woote si téléphone yi jinna yi dañuy woote fii parce que xam nga sëriñ bi monde entier yëpp moo ko soxla jinna yi si boppam dañuy rang pour ñëw si moom comme lu nit ñi rangee noonu lay jinna yi di rangee parfois jinna yi dañuy insister pour woo sëriñ bi suñ ko jotul suñu ñàkkee pege ba pare après ñu doog a ñu woo noonu suñu woowee rek ñu ne ko ñu sëriñ bi lañ soxla kano ci Thierno Moulé
ma ne ko ah non Thierno Moule donc instant nii dafa xaw a jàpp ak yooyu su ko defee après jinna yi daal dinaa ne ah man Thierno Moule laa soxla su ko defee parfois ñu balancé ko sëriñ bi wax la ak jinna yi moo tax ngeen gis parfois jinna yi dañuy daan biti réew foofu ñii dañuy daan France ñi daan Italie ñi daan Allemagne su ko defee ñu woo sëriñ bi appel vidéo sëriñ bi capturé seen jinna bi waxal ak jinna bi mu wax lépp lu mu yàqal ak ku mu dugg ki su ko defee boobaa saa suñu waxtaanee ak sëriñ bi boo tënk ak moom après ñu doog a génn jinna bi en distance loolu sëriñ bi côté yëpp la mu ne macha allah. mën na ko def jërëjëf Alfousseyni xam nga sànq rek maa ngi lay interpeller ci maanaam patients yi accompagnateur patients yi nga xam ne nii heure lekk daf leen fiy fekk maanaam xéewal yooyu nga xam ne sëriñ bi dina leen koy jagleel defe naa ne yow mi nga xam ne yow yaa yor loolu yëpp sa loxo lay jaar dinañ ànd nag du ma la bàyyi ñu dem xool nag fa nga xam ne nii fa la baax yooyu nekk maanaam waañ beeg yooyu ñu xool ko pour wane ne rek reportage bañ leen waxoon ci suba wane gàtt yeeg yooyu nga xam ne vraiment sëriñ bi moom tout le temps boo ñëwee da nga koy fekk ci kër gi donc ñu ngi fas yéene ànd ak Alfousseyni Sylla comme ça mu dem ñu won leen aussi reportage bi ci kaw. waaw ñu doog a dem si waañ bi gis lekk bi nu muy nekkee foofu incha allah donc xam nga fii moom daaru laay la su ñu nee daaru laay yëpp ñoo fiy daje sëriñ bi moom macha allah lépp la fi nekkal amul xaadir amul tijaan amul laayen lépp la fi nekkal macha allah nit ñi dañuy jóge fu ne si monde bi di ñëw fii si sëriñ bi ndax yaakaare ko macha allah saa bu ñu ñëwee fii macha allah sëriñ bi moom añ ak reer loolu manqué wul fii gis nga men ndokk sax patients yi suñu ñëwee ndokk kirée lañ naan gis nga fii yëpp ndokk kirée la fontaine bi mu ngi ni soo buggee ndokk bu tàng di nga xel ndokk bu tàng su bu dee nga bugg a ndokk simple nga xel ndokk simple bu dee ne ndokk bu sedd nga bugg nga xel loolu fii dara manqué wul fii sëriñ bi parfois day rey fii ay nag di ko jog si jaamu yàlla yi xam nga moom si social lay nekk social lay dundee ñu dugal frigo bi boo mu fees del patients yi suñu ñëwee dañ leen toogal toogu bu nekk macha allah ñu daalu keewal bu baax balaa ñu génn fii kenn du dugg si kër gi fii kiif bu dee noonu nga nekkee fii une semaine wala un mois heure bu fi nekkee daal fii moom dañuy faral di lekk rek boo suur quoi dañuy lekk boo des dafa bañ boo sëriñ bi naana bu leen toog fii toog bu nga xamante du doy da ngeen toog même toog bi sax su des waaw na bari na nekk nit ñi nañu lekke boo mu des bu ñu lekkee boo mu manqué loolu sëriñ bi digal nañu loolu moo tax affaire défense yi chaque fin de mois loolu yor naa ay kaye maanaam suñu jànka yi su dara manqué fii si kër gi loolu dinañ dem si marché bi sëriñ bi dinañ jóg xaalis lu bari ñu dem si marché bi ñu ndugg saa bu ñu su amee dara leneen lu manqué aussi si loolu dama yor sama kaye lépp li may joxe ma bind ko si weer bi dewee après man ak sëriñ bi ñu calculer ñu xam ne génn nañ xaalis lu bari parfois dañuy calculer fi fekkee génn nañ fi plus de millions si wàllu lekk rek macha allah gis ngeen aussi yem personnel yi nga xamante dañuy ñëw pour liggéey macha allah saa boo leen di wàccee bu dee ne amuñu woon oto ginnaaw léegi sax am nañu oto alhamdulilah bu dee leen amul leen oto dinañ leen jox paas yow yaa xam foo ñibbi foo mënta ñibbi dinañ la jox paas taxi nga dem ñibbi ji loolu yëpp dinañ ko bind si kaye bi noté weer bi su doyee après ma doog a man calculer ak sëriñ bi donc loolu yëpp mu ngi si macha allah amul benn problème loolu mun nañ dem si waañ bi. waaw ci waañ bi waaw mun nañ dem man kay fi mu ne waañ bi laa gis fi mu ne nii gisuma leneen fi mu ne nii waaw table café bi gis ngeen ko defe naa jëlaluñ ko table café bi aussi waaw macha allah képp ku ñëw fii bugg a café waaw mais fii ndox mu sedd la def fële léegi ma gis ndox mooy fontaine bi waaw mooy indi ndox mu sedd waaw ah d'accord waaw day xel ndox normal bi mu xel ndox bu sedd buy dëgg la macha allah bii mooy café bi macha allah képp ku ñëw fii soxla ay café du ñàkk aussi nga ñu xel la nga naan dëgg la kon nag ñu yéegaat dem ca waañ ba ànd ak Alfousseyni Sylla nga xam ne moom moo yor secrétariat kër gi administration kër gi ci loxoom lañ ko teg ci suba gis ngeen studio yaa ngi noonu donc kaay waaw Alfousseyni waaw macha allah tonton Aziz gis nga xewal bi mu ngi fi bii saako sobale la waaw bii saako pomme de terre ndugg bi moo nes ngeen ni spaghetti waaw bii vermicelle la bii macaroni gis ngeen saako ceeb yi macha allah gis ngeen saako ceeb yi dara manqué fii si kër gi waaw lii da nga ma waxoon ne ma saako ceeb yi yëpp a ngi fi yëpp ñu ngi fi diwlin bi moo nekk côté bi waaw yeneen ndugg bu sew bi moo nekkee nii waaw macha allah yi yëpp ndugg la
bi diwlin bi la macha allah gis nga ni sa dankay macha allah ay jàmbaar lañ instant ni toog nañu reer ba pare moo nekkee nii macha allah dankay aussi macha allah ay jàmbaar lañ. lii de diwlin la. waaw boobu diwlin la. waaw diwlin bi moo nekkee noonu macha allah fii moom dara manqué wul fii dara manqué wul fii gis nga fii nii pomme de terre bi sax jékkul mais dinañ jënd. waaw lii moom ay saako sëñ moom ay saako rek lay jënd. moom par saako rek buggul détail. moom daal du peese. dafa waaw buggul détail moom saa bu dara jekkee dañ naan Alfousseyni def leen boobu yëpp jekk ñu dem dogas dem si marché bi ñu jënd. waaw Alfousseyni wan nga ma benn contrat sànq boo xam ne liiral nga ma ko mais defe naa contrat yi am na beneen boo xam ne bëgg naa nga résumé ma ko tamit lan moo ci nekk. waaw macha allah tonton Aziz donc kër gi dafa am ñaari contrat donc beneen bi mooy pour filmer bi maanaam képp ku fi ñëw dañ lay filmer comme li ma lay expliqué woon léegi nii donc beneen bi boobu sans filmer la parce que kër gi moom yëpp ñëw fi ñëw day am ministre yi ñu ñëw ñii président ay kilifa daal ay kilifa lañ dañuy ñëw ñii ay sëriñ lañ ñii donc bëgguñ ñuy feeñ si télé bi donc loolu tam noonu soo ñëwee loolu boobu beneen yoon la am na ñaari yoon bu filmer bi ak sans filmer bi boobu VIP soo ñëwee bëggoo ñu filmer la boobu salle VIP ngay dugg boobu noonu ticket bi ticket VIP bi ak ticket ñi nga xamante boobu mooy pour filmer bi bokkul. waaw boobu bokkul quoi bu dee da nga bugg a faju privé. loolu moom beneen yoon la quoi. loolu moom kilifa ñu si bëri salle VIP mu ngi fii suñu ñëwee fii dañu leen daggal ticket ñu dugg si salle bi toog boobu moom même suñu daanee fa sëriñ bi du leen filmer mais suñu leen filmer sax loolu mun nañ nekk seen bopp rek mais duñ ko publier quoi. duñ ko publier soo bëggul ñu filmer la boobu am na beneen yoon aussi pour kilifa yi fii ñëw incha allah donc lii mooy contrat bi beneen bi nag dafa àndal ak règlement kër gi donc l' essentiel bi conquêtant bi bëriwul ñu tënk ko rek si wolof maanaam comme li ma la waxoon sànq rek maanaam képp ku fi ñëw na am ku mu àndal parce que parfois nit mun na ñëw fii moom kese mu ñëw fii daanu léegi sëriñ bi donc jote wakkala jinnaam bi fekk moom kese moo ñëw te instant boobu moom su demee boo mu daanu jinna bi moo présenté du nit ki donc après sëriñ bi du am ku mu waxal moo tax dinaa ne képp kuy ñëw na am ku mu àndal donc indaale carte d'identité am parce que su may inscrire aussi si suuf dinaa jël turu bi numéro carte d'identité bi ak numéro téléphone bi donc loolu yëpp dañ koy def donc soo ñëwee boo si buntu bi sécurité yi dañuy viser sa bagage yi ñu koor ndaa yoro armée ñi nga xamante day gaañ lu mel ni paaka puso lancette ainsi de suite parce que parfois nit jinne su ñëwee fii daanu mun nañ ñëw daanu après ñu utiliser arme bu nga xamante boobu la nit ki yor ñu jam ko donc après suñ ko jamee loolu jinna bi day roccoog takaw fee après ñu ne ko nit ki moo jam boppam fekk na du nit ki jinna bi la donc moo waral que dañuy tere armée ci biir kër gi donc suñu ñëwee boo si buntu bu dee da nga yor yooyu da nga koy bàyyi si kay sécurité bi saa yi boo génn après nga jël ko nga yóbbaale mais du dugg ci biir kër gi soo duggee ci biir kër gi aussi dañ la ñaan pour nga respecter li nga fekk ci kër gi loolu tam dañ la koy ñaan dañuy tere aussi góor ak jigéen jagasoo ci biir kër gi loolu dañ koy tere maanaam nit su ñëw aussi comme que kër kilifa ngay ñëw da nga war a sol yére bu jekk macha allah bugguñu nga ñëw fii sol yére bu gàtt soo solee fi ay tuba yooyu soo ñëwee boo si buntu bi sécurité yi dañ lay arrêté foofu parce que loolu dañ koy tere si kër gi soo ñëwee noonu donc sëriñ bi da lay seetal su la seetalee boo mu waxtaanee ak yow après pour woone ko yéen ñaar da ngeen di juboo da nga signé mu signé lépp li mu waxante ak yow dina ko def moom mu set yow da nga respecté li mu la wax bu dee da lay faju comme d'habitude rek da nga koy filmer lépp lu ñu jot a filmer noonu da nga koy dugal sur TikTok Facebook partout dans les réseaux sociaux comme li ngeen koy seetaani si télé bi du yëpp la ñu filmer no dafa am ñi nga xamante aussi du ñu daanu mais ñoom tam dinañ leen faj boo ñu wér waaw lu leen takk a jóg sëriñ bi dina fekke loolu boo mu dañu si ñoom incha allah donc dañuy tere aussi kuy ñëw si kër gi di tukk cigarette wala di naan bière wala ainsi de suite loolu dañ koy tere dañuy tere aussi kuy ñëw si kër gi di kuloo wala di keek dañuy tere aussi kuy ñëw si kër gi donc di def li nga xamante donc jàddul quoi loolu yëpp dañ koy tere macha allah soo fekkee noonu boo indi sa malade bi mu daanu si kër gi nekkatul sa disposition si disposition sëriñ bi lay nekk macha allah amoo droit jox ko ndokk amoo droit jox ko boisson wala yeneen saafara tant que laajoo sëriñ bi mu jox la ordre moo tax parfois da ngeen di gis nit ñi dañuy ñëw daanu sécurité yi jàpp leen parce que suñu leen jàppul mun nañu tëb fii daanu si suuf wala ñu gaañu seen bopp après dañu naa ne fii kër Thierno Moule la gaañ ainsi de suite moo tax sécurité yi dañ leen di téye
waaw loolu moom pour ngeen di comprendre soo leen gisee sécurité yi di téye nit ñi ngeen xam ne vraiment du ñoomu pour l'instant jinna bi moo présenté jinna bi noonu su déclenché tout le temps jinna bi da koy bugg a def li nga xamante vraiment lu koy faagaagal moo tax sécurité yi dañuy vigilance yooyu moo tax ngeen gis loolu donc soo demee na boo dugg si néeg sëriñ bi boobu NA1 man maa ngi taxaw si buntu bi comme lu sécurité bi visité si buntu bi ci bit loolu man tam soo ñëwee si buntu sëriñ bi fii su ma lay dugal si bureau sëriñ bi dinaa la visiter donc lii lay taal. d'accord waaw lii lay taal. lii moom pour lan la. lii moom képp ku fiy ñëw daal dañ lay visiter maanaam comme ça ni nga nekkee nii. bu dee da nga yor bu dee da nga yor arme bu nga xamante day gaañ. wala arme ay kii ay pont yooyu. loolu day signaler quoi. donc saa bu signaler na loolu dañ koy génne. c'est formellement interdit aussi téléphone dugg si néeg sëriñ bi. kenn du fi duggee waaw kenn du fi duggee téléphone tant que sëriñ bi jokkul ndigal na nit ki dugal téléphone am bi saa boo dugg fii ngay koy bàyyi que ça soit Alfana soo ñëwee fii ngay bàyyi téléphone bi soo duggee ci biir donc sëriñ bi seetal la boo mu wax la lu nekk si yow après nga waxtaan ak moom parfois noonu nit mun na dugg rek si bureau sëriñ bi mu daanu léegi noonu soo daanee rek ñun dañuy fay sawar di filmer dañuy faral di filmer quoi sëriñ bi moom macha allah dafa wóolu boppam wóolu lu muy def ak lu ko yàlla may maanaam képp ku fi ñëw soo ñëwee fii macha allah daal moom lu xew rek day naa ne takk leen caméra yi su caméra yi takkul moom du si sawar loolu moom xam nga ne vraiment dafa wóolu lu muy def waaw day fosal lu muy def wóolu lu muy def wóolu lu ko yàlla may macha allah moo tax muy def loolu tam am na solo bu baax moo tax sëriñ bi soo daanee sax donc su caméra yi takkul moom du si sawar il faut que nga taal caméra yi donc nga filmer ko mu doog a def liggéeyam bi parce que parfois nit mun na ñëw fii daanu su daanee na donc instant boobu du moom jinna bi la donc su demee na boo jinna bi génn si moom soo ko laajee lu fi xew moom day fi du fi am dara wala parfois su demee boo jinna bi génn sax moom day laaj lan moo xew donc soo ko woonul vidéo yi du xam def na li daan na fi jaga si fii yëpp donc moo waral filmer bi preuve la parce que xam nga nit ñi dañoo doy waar parfois nit na mun na ñëw fii donc sëriñ bi faju ko te yàlla tak def ko adiya suñu borom loolu moom bari na fi mais nit ñi parfois soo leen defalee lu baax donc dañ lay fay le bon soo xoolee li muy jënd jinna bi yëpp si ñoom def leen adiya suñu borom boo léegi gisatuñu kenn moo tax léegi situation bi daal dafa xaw a compliqué donc képp ku fi ñëw donc da nga fekkee waxtaan ak sëriñ bi boo jubaagu moom ngeen doog a continuer faj bi donc situation bi noonu la parfois noonu mun nga dugg aussi waxal ak sëriñ bi ci biir bu dee ne ku daanu la soo yorul ngeen gis yeneen vidéo première partie bi doo leen gis fu muy mujjee donc fu muy jeexee donc loolu tax ngeen comprendre du si sëriñ bi si ñoom la parce que sëriñ bi su amee lu la laaj pour nga indi adiya mu génn jinna bi fekkee yow yoroo ko da nga dem liggante saa boo amee nga ñëw moo tax parfois na ñeneen dañuy ñëw fekkee yoruñu moo tax vidéo yi day daw rek après doo leen gis fu muy mujjee ko waaw situation bi daal noonu la demee voilà merci donc chers téléspectateurs chers internautes dégg ngeen Alfousseyni Syna nekk secrétaire particulier bu sëriñ bi li mu wax maanaam ci dispositif bi nga xam ne ni moom lay mettre en place pour ñu gis sëriñ bi déjà contrôle bi nga xam ne moo am depuis à l'entrée avec les préposés à la sécurité dégg ngeen aussi le respect des gestes barrières yi nga xam ne daf fi am ba ci salle d'attente bii nga xam ne moom lañ réserver les patients bala ñu faa dugg nee na portable sax boo ko yoree dañ koy jël récupérer ko donc fii daal bu fi nit di dugg du fi duggee dara lu dul moom kese xanaa sëriñ bi ne ko ana ki nga àndal pour mu ñëw assister defe naa ne loolu mooy reportage bi ñu leen indiloon donc ngeen gis fii en arrière plan ñu def fii consultation fii mooy maanaam bureau xalif général kullu médecine traditionnelle muy Thierno Moulé Sow ci bureau bii fii lay consulter donc defe naa ne kër gi partie yëpp am nañ importance moo dalee ci suuf fi nga xam ne fa la patient di nekk ak ci kaw ak ba ca waañ ba nga xam ne fa la ñuy defaree xeetu baax yooyu yëpp am na importance mais defe naa ne fii moom vraiment fii liñ naan fii mooy le point focal mooy fi nga xam ne fii la marabout bi di consulter donc lii lañ leen indiloon reportage bi nga xam moom lañ jagleel le cabinet de Thierno Moulé Sow maanaam son emplacement mais aussi on a visité les différents compartiments de l'immeuble occupé par El Hadj Thierno Moulé Sow ñu ngi leen jox rendez-vous ci beneen reportage spécial bu leen TMS TV indil merci et à la prochaine fois